wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf mbokku téléspectateur bu télévision El Mauritania ñu am mbégte am kontante dellu soit ak yéen comme ni ñu koy defee samedi bu jot ci seen émission xeltu tey jii sunu ñetteelu numéro ñu dalal beneen kàngam ci réewu Mauritanie ci beneen maanaam fan xeltu nag du ñuy am maanaam habitude di gis ni du ñuy maanaam dalal ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngatu ci wàllum politique ci wàllum koom-koom ak ci wàllu tàggat yaram waaye tey nag ñu jënn ci beneen fan ci wàllu société lu ñu koy wax muy nit koo xam ni xëy na suñu leen présenté sunu invité yi daa ngeen xam que ni am na yeneen doxalin ak yeneen maanaam tëralin yoo xam ne jël nañ ko ngir mën a fexe ba kenn ku nekk yëg sa bopp ci émission bi di xeltu ñu ànd ak sunu waa maanaam réalisatrice ak waa régie 1 ànd ak ñu xam ni mooy Sinia Mohamed Ould Bakar Veltveter Salma Naji ñu jox nu sunu premier élément ci complicité kii di sunu coordinatrice Mariétou Gueye ñu dem dellu soit ci plateau bi. Sidi Gueye doon ab ndaw juddoo ca Rosso ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar seen émission xeltu dalal ko tey jii waaye nag def ci moom ak gëstu naka doomi jullit yépp mu tàmbali njàngum alxuraan. ca ba mu ca noppee ci la dal daaray nasaraan ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent bi mu jeexalee njàngum tuut tànkam ci la daldi dem Ndakaaru wéyal fa njàngam nekk fa ba daldi am li nga xamante ni moom la ñuy woowee brevet daldi wéyal njàngam ba toll ci li nga xamante ni moom mooy bac fa la bàyyee sax njàng waaye loolu yépp nag mu doon yëngu ci li nga xamante ni moom mooy wàllum ñaw li koy firndeel mooy li mu njëkk ñaw bokk na ci li mu ñawal ñi nga xamante ni ñooy ñi ko doon jàngal li koy waral nag ak di ko firndeel mooy bëgg gi nga xamante ni moom la bëgg wàllu ñaw ak itti gi nga xamante ni moom la ko jox ba ay waajuram far ko cee fekk bi mu bàyyee njàngam daal di jël léppam nag daal di ko far jox li nga xamante ni moom mooy ñaw yére bi mu ci amee ak xarañte lool ak ndax fulla gi mu ko jox ak fayda gi mu ci gar ci la ñibbisi nag fii nga xamante ni moom mooy Mauritanie jóge ca Ndakaaru ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom benn bi mu ñëwee nag fii daal dee tàmbali ca bërëb bi ñuy woowee Touba Couture jiiti ko ki nga xamante ni moom la ñuy woowee Mamour Ndiaye di ku ñu ràññee lool ci wàllum ñaw fii ci biir Nouakchott bi mu fa nekkee ba atum ñaari junni ak ñeent ci la fa jógee nag daal dee jàpp ne liggéeyam bi war na ko yaatal ci xam-xam ci xarañte ndax nag cofeel gi mu ci am ak lépp li mu ci yéene mu di la nga xamante ni yéene na ci doon ku ñuy ràññee lool ci àdduna bi wërngal këpp ba mu fa jógee daal dee dem bitim réew ma nga njëkkee fi nga xamante ni moom mooy Libye ba mu jógee Libye daal dee dem Tunisie ba mu jógee Tunisie daal dee jaar Algérie bi mu waree wëram boobu yépp ci la dellu siwaat fi nga xamante ni moom mooy fa mu bàyyee ko woon di Libye lépp nag ngir sàkku xam-xam ci wàllu liggéey bi nga xamante ni moom mooy koy liggéey di wàllum ñaw fa la nekk di liggéey ba keroog ba jafe-jafe yi amee ci réew mi nga xamante ni moom mooy réewum Libye jafe-jafe yooyu nag daal di tàmbali tar lool ci wàllu liggéeyam bi mu defee noonu ci la ñibbisiwaat fii ci biir réew mi laata muy ñëw fii nekkoon na ci jafe-jafe lool waaye yàlla daal di ko jàppale ba mu ñibbisiwaat bi mu ñibbisee nag ci la delluwaat fi nga xamante ni moom mooy Touba Couture ba mu njëkkee woon bi mu fi ñëwee ki nga xamante ni moom mooy Mamour Ndiaye di ko jiite mbir moomee daal di ko xamal nag ne ko njàngaan boo mokkalee dal dee ber sa daara ci la ber daaraam dal di ubbi bërëbam di bërëbu boppam di ci def nag liggéey bu mucc ayib di ca suturlu di ci yor njabootam waaye it di ci def li yàlla ak yonante ba santaane. Soxna Léna Dieye mi nga xam ne moo ni présenté su nekk samedi bu nekk sunu invité ci portrait bu am solo boobu sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. auzu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim man naa sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay nuyu di nuyu waa kër gi yëpp di nuyu kilifa kër gi di nuyu njiitu réew mi di sant yàlla di dal di dem mbégte lool di doon toog tey ji sa plateau xeltu wax dëgg yàlla mu doon loo xam ne sedd na sama xol dafa maa ngi nuyu téléspectateur yëpp
di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. voilà waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ bi dégg nga portrait bi nga xam ne sunu naatangoo def na ko ban jàngat nga ci mën a am lan nga ciy yokk. waaw moom portrait bi moom mel na ni tënk na lépp wax na lépp Seydi Babacar parce que ñaw dafa doon loo xam ni dama ko teel a bëgg sama xol lool sax ba tax mu jaraloon ma mu ñëwee ci sama diggu jàng ma xool xam ni mi ngi commencé am ay jafe-jafe tuuti yàlla daal mu dara tawul daal di may féetale ci côté ñaw bi. njàng mi da nga ci amul woon xel moo taxoon nga bëgg ñaw mi wala bëgg-bëgg ñaw rek la amoon nga xel waaye ñaw bi moo la gënaloon njàng bi. wa tabarakallahu macha allah njàng mi macha allah kenn dàq moon jàng. waaw boo ko woon si ñuy jël ndàdd. jamais. parce que des fois am na ñoo xam ne sunu seen xel neexul ñu wuti leneen est-ce que boo ko woon ci ndongal daara yoo nga xam ne seen xel dafa tëju woon. Babacar kenn dàq moon jàng ma ne la jàng rek Babacar ñëw naa ba jël prix excellence prix d'honneur excellence prix meilleur d'honneur jël naa ko. mais lan moo waral tax tey ji nga bàyyi njàng moom nga xam ne mënoon na la ubbi yeneen bunt dugg ci ñaw bi. àndandoo yu bon la wala àndandoo yoo xam ne ñoo la teel a influencé wala bëggum xaalis la moo waral tax nga teel a bàyyi sa jàng. déedéet yàlla dafa def mooy li ma wax léegi rek ñaw dama ko mës a bëgg sama xol parce que su ma mësaan a gis nit mu sol lu rafet dama koy naw li xale yi naan dama koy fan ndax rafet gi mu rafet yàlla def bi may jàng. ma nekkoon ak sama benn wëllëre boo xam ne ñoo defandoo suñu jeunesse moom jàngul woon moom dafa daan ñaw man bi may defee sama cycle primaire yëpp moom su ma ko mosaan a gis maa ngi koy nuyu de passage kooku guddi yi nii ma nga ca Nigéria su ma ko mosaan a gis muy xëy dem di jàng ñëw mu gis ko mu sol rafet pantalon bu rafet chemise bu rafet braillé dem jàngi métier man ma jël sama sac dem jàngi su ma ñëwee def li ma war a def ci sama côté jàng yëpp teewul bu ngoonee bu jant bi sooy ñun ñooy ànd di fo yàlla def bi ma jeexalee sama cycle primaire amu benn problème mosuma redoubler ma ñëw ba am sama certificat d'études en sama entrée en sixième sama nijaay koo xam ne mag sama yaay ñu bokk ndey ak baay comme man maay taaw bu góor moo yàlla dénk ko bant bu góor mu jël ma doon maanaam surgaam ci biir këram daal maanaam daal sama nijaay la à l'époque moom moo nekkoon le surveillant général du lycée technique Maurice Delafosse mu jël ma teg ma ci wetam pour encadrer sama jàng macha allah ni ma la ko waxee léegi rek un élève extraordinaire et puis mu logé ma encore ci biir lycée bi chaque week-end mu jël paas jox ma dem seeti sama yaay passé ak moom week-end bi ñoo ñaar ñëpp maa ngi leen di nuyu de passage. bi ngay def bi nga amee entrée en sixième dem sa sixième sa moyenne bu njëkk mën nga ko rappelé woo nga ko sa moyenne bi nga njëkk a am bi nga demee sixième maanaam première année. année boobu noonu bi may dem collège j'étais le meilleur élève. moyenne ñaata nga amoon. du centre. sa waay yaa ngi tagg sa bopp de. ma ni j'étais le meilleur élève bi may jeexal sama cycle primaire di dem collège bi ma sama nijaay di jël si. moyenne ñaata nga amoon. j'avais moyenne de 15. 14 sixième nga am moyenne 15. waaw sixième. bi ngay am brevet. bi may am brevet au CEM Maurice Delafosse amoon naa moyenne 12,53. loolu lépp nga teg ko ci suuf taamu tailleur bi dégg naa ci portrait bi ñu ni bi ngay def troisième wala bi nga nekkee collège di jàng ci moment boobu nga ñaw sa ñaw bu njëkk jox may ko ñi nga xam ne ñoo lay jàngal sa ñaw bi njëkk bi nga jëkkee ñaw ba yëg ni ñaw nga loo xam ne mën nañ ko sol lan la def ci yow. keroog bi ma ñawalee sama benn professeur physique bi ñu wax monsieur Thioune
dama ñëw bi yóbbul ko mu sol ñëw bi braillé pantalon bu noir chemise bi jaune mu sol ko braillé muy def cours ma xool professeur bi xool yére bi xoolaat sama bopp ni ma toggee ci classe bi ma ni man par où aller les études wala mon métier. mais lu tax mënoo woon boole ñaar yëpp te c'était possible parce que gis nañ fi ñu réussir ci même football réussir ci njàng gis nañ ko fi des professionnels yoo xam tey jii ñoo ngi téye ay milliards mais teewul tey jii ñoo ngi réussir seen njàng am ñoo xam ne ñoo ngi réussir ci tailleur bi réussir ci école bi am ñoo xam ne ñoo ngi réussir ci maçon bi réussir ci école bi mais le pourquoi yow Sidi mënoo woon boole ñaar yëpp. waaw Babacar. teel a bëgg xaalis la comme ni ma waxee woon sànq wala déet. déedéet jamono boobu bi ma ñëwee di def sama collège sama deuxième cycle bi yàlla def sama yaay dooleem néew lool man ma doon taw ma nekk ak samay rakk sama nijaay yar na famille macha allah yàlla def ko mu jigéene moom aussi bëgg yore famille yore sëram bi nga xam ne moomu jur yore yaayam mu metti ci moom lool yàlla def mu tombé bi ma ñëwee ba 86 87 88 mu tombé ak année blanche mu ñëwee nag ba def année blanche man mënu ma woon supporter muy redoubler parce que pour man tardement la te comme gis naa sama famille li muy dund yàlla mi def li muy def famille bi li muy dund ma ni man daal il faut me relever de défi yi parce que suma yaay mi ngi jëm mag sama maam mi ngi jëm mag samay xale ñu ngi màgg kële di ma jàppale dimbali bën na mais moom aussi ay doomam ñu ngi màgg maanaam des na tuuti mënatul. mais est-ce que tey jii bi nga tolloo ci âge bi doo toll des fois malgré yaa ngi ci tailleur bi yaa ngi ci suturlu daan si ñëw ci biir sa jaar-jaar lépp est-ce que doo toog des fois am réccu que ni intelligence bi ma amoon ci école bàyyi ko ngir tailleur est-ce que doo ko réccu des fois. peut-être franc non amal ma ci réccu non parce que métier bii moom ma yàlla jox. soo gisee sa ay moroom ñu réussir ci école bi egg ci benn niveau yow tey jii nga nekk ci tailleur bi di jóg ak di daanu doo ko réccu. ñëw ma leen réccu ma ko encore une fois réccu ma ko xam nga lu tax réccu ma ko parce que métier bii ma nekk maa ngi ci sant yàlla ci laa yore sama njaboot di ci dimbali sama yaay ak képp ku ci xat nag. sëñ Sidi gis nañu ni ci sa parcours jóge nga fi dem bitim réew daanu ñëw ci sax laata ngay fi jóge bay dem bitim réew ndaxte bi nga fi ñëwee comme ni ñu ko waxee en 1996 nga ñibbisi Mauritanie. bi nga ñëwee yaa ngi ànd ak Mamour Ndiaye Touba Couture de passage ñu koy nuyu doyen parce que tey jii moom moo jénn fi ma sol tey jii defar ma ba mu jekk ni ma tey jii sama rak ngay jàkkaar lool bi nga ñëwee nga ànd ak moom fekk na jàng nga métier bi mais am na lu mu yokk ci yow tey jii su ma la doon laaj li nga xam ni moom la yokk ci yow lan lay doon ak lan nga jël ci moom. jërëjëf bi ma dellu see Mauritanie en 93 yàlla wane na ma ak moom. bi ma yàlla wane nag moom mu jël ma cadré ma uuf ma xam nga lu waral lool keroog bi mu ñëwee premier jour mu dama jox test mu test ma ci la gis ni ci la am yaakaar ci man ci sama côté liggéey mu jël ma cadré ma xam nga lu ma bàyyi woon ci moom rigueur fulla ak bëgg métier mi ma gis koo xam ne ni kii même bu yaramam naqaree dina kurti ba taxaw ci kaw taabal yi wala mu teg ci kaw machine bi ñaw beneen bi ma gën a marqué ci moom gis nga 8h30 sur la machine amul xëy 10h amul xëy 9h. est-ce que jikko yooyu nga xam ne am na ko mu nekk tey jii quelqu'un boo xam ni renommé parce que damay wax renommé international parce que ak jubam ak taxawaayam ba ñëpp jox ko cër ñëpp respecté ko est-ce que loolu mu maanaam inculté ci yéen
surtout yow mi nga xam ne jaar nga ci moom est-ce que tey ji loolu yaa ngi koy dundee parce que en général yéen tailleur yi da ngeen jubul ngeen baal ma ci terme bi ni ma leen koy waxee parce que en général lu tax ma ni jubu leen mooy da ngeen di jël ñaw mais à chaque fois su ngeen jëlee ñaw nit que des fois ngeen jooyloo nit ki des fois ngeen jël ndax bëggum xaalis ba indi seen bopp ay jafe-jafe est-ce que loolu nga xam ni moom wax nga ni nii jub boobu nga xam ni doxoon na ko ci moom est-ce que yow Sidi Gaye yaa ngi koy dund. ci sama yaakaar maa ngi ciy def sama kéemtalaay kattan. mais dundoo ko. mën naa ni li ma la mën a wax daal mooy maa ngi ciy def sama kéemtalaay kattan xam nga lu tax parce que nit lépp loo ne te yow nga dëgg lal ko rek mën nga jàpp ni. mais lan moo tax ngeen di fausser seen clients yi. du ñëpp fausser mais fausser mënul ñàkk. 99% si tailleur yi du ñu joxe rendez-vous respecté ko. loolu Babacar am na du ma wax amul am na su ma nee amul tamit ñi may dëgg tamit xam na ni am na mais loo gis rek am na lu ko waral mais man dama jàpp ni. lu ngeen ciy teg alibi bi. lu ngeen courant bu coupé. mais dama am ngénte dama amoon lii sama bopp da doon metti. waaw courant moom mën na coupé ngénte mën naa am bopp feebar mën naa am mais man dama jàpp ni nit ki boo jëlee ses responsabilités mu jël liggéeyam jox la wóolu la romb bi say morom ñëw ba coow jox la ko nga war a mën a def sa kamtalaay kattan man Sidi Gaye man bu ma toogee ma ñu la Babacar Naam sa demi saison bi dana pare samedi ma ne la dana pare samedi nga jox ma avance wala joxoo ma avance man même bu ma ñëwee ba diggante tey jii ma la ko wax ak samedi moom fi gàllankoor boo xam ne bi ko suñu borom di dogal tàgguwuma mënuma si dara danaa jël sama téléphone woo la ne la Babacar ne la maa la waxoon samedi waaye samedi mënul jàppandi nangam ak nangam ak nangam. yow masuñu la poñe ci maanaam tailleur nga joxe rendez-vous faussé que borom ñëw jaabante waat poñe la masul am. mës naa am mu doon lu ma métti nag mës naa am affaire bi dafa surchargé woon ma am dama yore samay boy ñoo xam ne macha allah yàlla moo leen xiir ci man ñu xarañ lool ci métier bi ma jël ku ci ne di leen jox sa wërsëg maanaam mooy yaatal man noonu la ma yàlla bindee damay yaatal ma jël dagg jox ko ne ko defal ma lii jël xaalis jox ko yàlla def mu tardé ci moom bi mu tardé ci moom ma def lu ne jaabante yéeg wàcc waxtaan bu borom indil ma ci ay jafe-jafe yóbbu na ko sax police pour te dire. dem ngeen ci police. yóbbu na ko sax police mais yàlla mooy li ma wax léegi rek parce que li may def dëgg la ci man mais bu ma yóbboo police ma ne ko mayoo ma ñëw ay minutes ma téléphoné ka ma joxoon kooku pour mu jàppal ma ci liggéey bi parce que kooku sama client la mënu ma ko gànt yàgg nañ te xat naa waaye bi kooku indee. mais est-ce que loolu du leen indil jafe-jafe mënu ma ko gàntu parce que tailleur yu bare loolu moo leen di dugal. mënu ma ko gàntu parce que tamit pour être aussi tamit correct avec vos clients il faut que aussi tamit ngeen di gàntal. waaw day am mënul nekk il faut que mu am. dëgg la ci vocabulaire u maanaam tailleur yi parce que loolu dafa amul ci vocabulaire u tailleur mënul nekk. yéen daal tant que koppar baa ngi ñëw rek seen yoon nekkul ci leneen. si am na xam nga barewul Sidi. d'accord bu la neexee xam nga lu tax man en ce qui me concerne man am na client yoo xam ne ba dara dul dara ba nga xam ne jógee gu ma fi jógee gu ma fi voyagé mag ñoom la woon ba suñu yàlla jëm tey jii ñooñu amuñu confiance ci kenn yu mel noonu moom mooy tax mais ku wóor ni kii mën naa ko. mais ki dund ak yow ci diir boobu yëpp am ak yow ba mu nekkee xaleel ba bu muy màgg wax dëgg yàlla war na la mën a muñal donc des fois clients yi ñoom tamit d'accord naa di ko du nu muñ. waaye tamit que comme ni ma waxoon damay dellu si rek ni il faut que aussi tamit ngeen xoolaat seen taxawaay daan si dellu si waat ci biir émission bi du ñuy dem ànd ak waa régie ñu jox nu sunu maanaam premier élément laaj la boo xam ne sa ay naatangoo ñoom ñoo la ko laaj ñu dem si sunu première question dellu si waat ci biir plateau bi nga tontu laaj yi. waaw léegi li ma koy posé rek pour mu jottali ñu ko
pour affaire liggéey bi jamono ji ni ñu liggéey mi toll nii vraiment dañu doon ñaan su fekkee mën nañu ko poser le gars yi suñu mënee indil ci marché yi lu mel ni masque yi wala yeneen yu mel ni confection yoo xam ne dafay dem ci entreprise yi vraiment mu jotalu ñu ñooñu yoo xam ne dañu ko ci mën a jàppale mu ñëw ci ñun quoi parce que ñun tamit bëgg nañ ci participer bëgg nañ looy xam ne nii day xam ne même soo dee 100% ñoom ñu def ci 50% yoo xam ne suñu participation la am nañu yéene bi am nañu volonté bi loolu daal sas nañ ko pour mu waxal ñu mu jotalu ñu ko ñooñu xam ne ñu ngi posé nguur bi su fekkee am nañu liggéey vraiment nañu ñëw ñun tamit ñu participer ci ndax état yoo xam ne ni bëgg nañ ñun tamit ñu wane ci suñu bopp waaw jàpp ci quoi. voilà moom day laajte ni xam naa ni déggoo ko bu baax. day laajte ni fu mu toll fii nii situation bi réew mi toll ci Covid 19 muy mbas mi que ni marché yi da doon sàkku nguur gi ñu jàppale leen ci boole leen ci marché yi parce que ay doomu Mauritanie leen lañu te xam nañu aussi seen liggéey loolu lay laaj lan mooy sa xalaat yow. waaw ci laaj boobu mu laaj dafa mel ni dafa saqee sama laaj parce que man damay jàpp ni. ay doomu réew mi bu yàlla defee may leen seen métier fa tabarakallahu ba li leen ci jaaxal ba bariwul ci gàttal man jàpp naa ni marché yi ñuy jël di ko yóbbu bitim réew man damay poser question pourquoi mënuñu ko jox doomi réew mi. mais est-ce que doomu réew mi organisé wu nanu même su fekkee da ngeen di bàkku à chaque fois di wax ne qualifié ngeen kenn du leen ko weranteel qualifié ngeen mais. est-ce que organisation am na parce que aussi joxe marché aussi tamit du xëy suba rek ñëw fëgg ministre wala dem ci benn direction wala nangam ni jox leen ma marché da ngeen di organiser wu pour ñu mën leen jox marché est-ce que organisation boobu am na ci seen biir. bonne question man en ce qui me concerne Babacar man fu ma ñëw di laaj marché damay indaale sama échantillon moom lay indi. non échantillon doyul. organisation bi d'abord parce que il faut ngeen am mbootaay bu leen mën a permettre ngeen am ay structure am ay mbir yoo xam ne da ngeen ko organiser ba su ngeen bëggee jël ay dossier parce que aussi gouvernement parce que ñu bëri dama koy dégg ci yéen tey ngeen koy wax waaw gouvernement bi dafay jël doomu jàmbur yi joxuñu leen seen liggéey defuñu leen nii defuñu leen na alors que yéen amu leen sax kayitu suukar su ngeen amul kayitu suukar nan la leen di jox kayité état tamit il faut ngeen comprendre que du noonu dafa am nu muy doxee waaw mais man en ce qui me concerne man pare naa pour loolu parce que la ma def ci def naa ko ci loolu fu ma marché fekk bu xëyee ma gont ci ko marché bi. d'accord naa mais est-ce que tey jii yow si sa wàllu bopp mën nga xëy suba dem parce que amoo kayit bu la tey jii wane ni tey jii am nga li la mën a permettre nga mën a gagner marché parce que marché tamit ay circuit loolu il faut ngeen comprendre que. maanaam naa kayit bi. kayitu lan nga am. mais marché moom entreprise bi la. entreprise ban. confection la. waaw sa confection nga am boo xam ne da ngay am sa papier yëpp registre de commerce bi sa ñif beeg yëpp. est-ce que yooyu am nga ko. bien sûr. est-ce que def nga démarche yu la mën a permettre tey jii nga am marché bi est-ce que jaar nga fi nga war a jaar. léeg-léeg ma am samay marché. léeg-léeg ma am samay marché. ay marché yoo xam ni genre Babacar Naam la ñooy ñëw rek ni la kii sama xarit la xaaral ma jox la nangam mais marché yu mag yi ngeen di jooytu yoon di wax ne gouvernement bi daf leen war a impliqué. est-ce que am ngeen est-ce que jaar ngeen fi ngeen war a jaar. dama xamul est-ce que sañ naa tudd wala déet. mais su la neexee tudd. waaw man du benn du ñaar EMTD bu TGS marché boobu maa koy ñëw Satom goudron bi nag ci Rosso ñi koy defar société française boobu am na benn partie ci seen i tenue maa koy ñëw mais est-ce que su ngeen organiser woon laa wax tey ji ngeen am mbootaay boobu du leen mën a permettre ngeen gën a am visibilité. waaw loolu mooy li gën kuréel googu mbootaay boobu association wala fédération des couturiers mooy li gën kooku incha allah lu ñu war a taxawal la te incha allah daañu ci jëm suñu kéemtalaay kattan ba taxawal loolu. voilà très bien ñu dem régie si sunu deuxième question dellu soit ci plateau bi. mais man li ma ko bëgg a laaj ci à propos de liggéey bi lu tax force de l'ordre en quelque sorte toujours ñuy créer tailleur étranger yi te ñoom dañu contribuer wu ci développement wu dëkk bi mais lu tax duñu leen bàyyi ñuy liggéey ak seen lees bu fekkente ni nekkum seen droit ñu wax ak ñoom buñ teg leen ci droit moo gën ñu leen di brutaliser que di leen di dab ci mbedd yi.
yegg séjour ak di leen xëcc ko dugal ak kenn xam nga yooyu day yàq image te secteur informel fii am ci xamante ne à part tailleur yi ak mécanicien yi ñoo fi liggéey question boobu voilà kala wax nee na koom-koomu réew mi maanaam étranger yi duñ ci bokk duñ ci jouer rôle bu am solo rawatina mécaniciens yi ak tailleurs yi mais duñuy gis ni toujours duñuy am problème ak force de l'ordre yi lan mooy sa tontu ci loolu en tant que doomu réew mi. sama tontu ci loolu man damay jàpp ni réew étranger dafa bokk ci liy doxal réew liy doxal économie réew man loolu laa jàpp ba tax na ma am yaakaar ak gis-gis ni bépp koo xam ne étranger nga nekk ci réewu jàmbur nga am këyit yi nga war a am lépp loo xam ne lii yow lii moom la la charte réew mu teg nga nekk ci yoon boobu war nga mën a nekk à l'aise pour liggéey si liggéey normalement nga contribuer ci développement réew moom man loolu laa jàpp mais man daal wax dëgg yàlla mënu ma jàpp ni nit ku nekk en règle am li ma war a am yëpp di def li muy def ñu nekk bu ñu xataal man daal loolu daal àndoo ci. non loolu mu àndoo ci. voilà sëñ Sidi du ñuy dem ci beneen facette maanaam mooy jénn bi nga jénn réew mi dem bitim réew bi nga fi jénne dégg nga ci portrait bi ñun dem nga Libye jóge nga Libye dem nga Tunisie jaar nga Algérie Libye nag dégg naa balu fetal yi dégg naa xaw na yëngal sa bopp xaw na yëngal bopp bi alors ce passage au niveau de la Libye mën nga ma ci dellu sul tuuti foofu am nga fa jaar-jaar. jërëjëf Babacar mais ci kaw loolu balaa ma lay wax ci loolu dara damay nuyu de passage ba pare di ko sant di ko gërëm sama frère boobu Mamadou Ndiaye parce que lépp moom la parce que durant li ma nekk ci moom yëpp dafa xëy bis rek woo ma ndégam mu ñëw mu ne ma waajal da ngay vache moom mooy ki la yóbbu Libye. waaw moom la moo dagg billet dafa këyit yëpp ne ma aywa ma jàpp nag ni pour man de laa wax pour man dafa def li ko war parce que boo nekkee ak nit mu nekk yow di la tette am na fa toll nag foo xam ne kii bu bàyyi la nga dem ak ses responsabilités jéem a fexe yow noo yokkee sa xam-xam parce que xam-xam dafa yaatu mu embarqué ma dem Tripoli te yàlla xam ne ba may dem Libye sax fekkoon na mu njëkkoon a jéem Belgique jéem ba sonn amoo visa mun ma dama li jege na yàlla mën a def foofu nga wax beneen bunt ba ma fa visa ba dem waaw kat bi ma ñëwee Libye mu metti woon lool xam nga tax mu metti woon parce que dama ñëw ci réew moo xam ni dégguma woon arab maanaam ñoom seen accent dégguma ko woon ma ñëw ma wàcc fii Mauritanien yëpp dal mu foyer de Mauritanien ma nekk ak ñoom foofu xam nga dundum bitim réew rek di nga togg di nga bale di nga raxas di nga fóot léeg-léeg nga dem police yi ramasse leen dàq leen yàlla mi dara tëwul yàlla def ci biir foyer yi foofu fi ñu nekkoon mu amoon beneen tailleur ñu mën waa yow Guèye yow man xaw ma woon ne tailleur nga man ki ma nekk dafa soxla tailleur bu soo ñu ànd. kon yow bi ngay dem di aventure yow aveuglément nga demoon da nga demoon rek parce que da nga doon tenter ji expérience. waaw sans autant que nga am que ni contrat soo demee dana am foo jëm. exactement voilà. mais pourquoi risque boobu ngeen yéen africains yi ngeen koy def. waaw mais loolu Babacar moo fi am boo koy xool moo fi ëpp parce que bon dund bi la conjoncture bi la. mais conjoncture ak yàkkamti bi mais conjoncture voilà yàkkamti. da ngeen yàkkamti réussite. waaw réussite bi mais réussite kenn du ko yàkkamti sëñ bi. est-ce que aussi tamit loolu soo koy wax doo tiital aussi tamit société bi tiital xale yi parce que aussi tamit dafay mel ne da ngay encourager xale yi. nanu dem immigré ji. te immigré tey jii soo toogee sa biir réew ñafe fighting comme ni ko xale yi di waxee daa mën a gagner sa dund. waaw mais na fekk nga am métier. mais immigration wala risque boo xam ne amoo métier jàngoo A jàngoo B
kooku yaa ngi xaru. mais yow sa métier bi nga ko amee avant ngay dem Libye yaa ngi dund. maa ngi dund sama dund mais je voulais être plus performant. dawal ci oto yu rafet tabax ci kër yi. ak yeneen teral nit ñi ambition boobu la et puis surtout li ma doon je voulais être un très grand monsieur dans la couture. mais est-ce que être un très grand monsieur dans la couture mooy dem bitim réew. non attention bari nañu réussir. Mamoun Ndiaye bi nga xam ne mooy sa référence da nga koy wax cité à chaque fois. tey jii réussir na fii ci Mauritanie. fii la yàlla yemale wërsëgam su Mauritanie. sa wërsëg fu mu ne mais est-ce que yow forcé woo sa wërsëg. non pas du tout. ba mu indil la ay jafe-jafe ay balu tàkk ay bal tàkk sa kaw naroon aussi tamit que jël sa bakkan. waaye lépp sant yàlla waaw kon koo xamoon fa ngay mujj da nga fay njëkk mais rëccu ma ko nag parce que am naa ci njàngat boo xam ne macha allah tabarakallah parce que sama xam-xam gis naa ni man yëg naa ni sama xam-xam yokk na foofu. très bien léegi nag du ñuy dem ci beneen facette bi nu jëm damay jël parce que comme ni ko émission xeltu di jëlee jox la man maa la koy jox maa lay jox Kleenex bi téyel. merci voilà téyel beneen bi. merci voilà ñu ànd ak waa régie dem ci sunu premier témoignage dem nañu am koo xam ne seeti nañ ko jóge sunu invité ñu déglu ko dem dellu soit ci plateau bi. def ngeen lu rafet ñëw ngeen fi ngeen war a ñëw itam maa ngi leen di jaajëfal di leen xamal ne fii ngeen ñëw fii ngeen war a ñëw parce que Sidy Gueye ku ni Sidy Gueye ni Mamoun Ndiaye parce que ba may jot ci moom xale bu tuuti la waaye nag nekk naag man nekkaan boo xam ni c'est extraordinaire parce que fi ma ko tegoon presque kaye woon na te lépp lu ma xam-xamal naa ko nee naa ko amul dara looy jëkkaandi fenn parce que lépp loo war a xam nga ko ci atelier bi nekk naa man par de 15 ans mais ba ni mu fiy jógee lépp rafet xale bu neex a yor la nag xale bu neex a yor la parce que déggaloon na ma muy jabaram bu njëkk ba ci ay doomam xam nga koo nekkal ba mu tuddee la doom kooku am na fu mu la teg te sama turandoo mu ngay daagu ci këram kon nag xale boo xam ne la daal ku neex a yar la ku neex a àndal la xam naa ci moom loo xam ne itam day nangu naa liggéey li ma koy wax toujours ne ko xaaral bul yàkkamti boo yàkkamtiwul rek di nga gis añ dem na fi parcours def na fi ay parcours dem na Libye dem na fii dem na faa mais bi mu dee suwaatee rek nee naa ko toogal rek parce que ñun ñii fi ñu jaar yéen du ngeen fa jaar man mii di wax ak yéen dem naa fu nekk ci àdduna 75 laa ñëw en Mauritanie ba 89 ma jóge fi dem Togo def parcours yooyu yëpp dellusiwaat parce que sama destination xëy na fii la newoon mais nag fi ma jaar rek laa ko jaarale woon te yaakaar naa ni bu liggéeyee ku gis Touba Couture rek di nga xam ni paku Touba Couture am na fu lu mu def ci moom. du dugg dara te téléphone am wala ñëwal ba fii ku ma jox cër la du dugg dara te ñëwul ba ci man ne ma nangam wala nangam bi mu jógee Libye itam bi mu ñëwee dama ko ne ñëwaatal bi mu fi ñëwee def fi 1 an ma ne ko aywa defaraatal mu daal di ber daaram xam nga kooku amul kilifa doo ko def manoon na ni gannaaw nekk nañ ba mu jeex rek mais lépp lu muy def wala lépp lu muy wax dina ñëw ba ci man ne ma tonton nii nangam ak nangam ak nangam ak kazaalika yaayam lépp lu mu nga Dakar mais lépp lu muy def da ko naan demal ci Mamoun bu la joxee autorisation rek jox naa la ci autorisation kon nag cër boobu yaakaar naa ne nit mënu ko weesu ak koo xam ni daf laa tette rek parce que jàngalu ma ko métier mais dama ko tette parce que loolu lay wax xale yi nee naa leen nit il faut mu am kilifa nit il faut que mu am kilifa boo nekkee paa sax il faut nga am kilifa parce que waxuma nag nga def ba pare ñëw door maa yëgal wala lépp loo war a def nga ñëw ci man ne ma nangam ak nangam ki dem capital te yow nga bëgg a dem capital boo ñëwee ci moom na ko dama bëgg a dem capital lan lay wax dala naan jaar fi mais yow boo bëreetee bëgg a dem capital taxaw fi jëm premier du sotti moo tax nit dafay am kilifa mooy xale yi nee naa leen métier am téye dafa nekk métier mu doy waar c'est pas la première fois ma koy wax képp ku seetaan samay interview di nga ci dégg baat bi loo ci bëgg a am mën nga ko ci am mais nag dafa metti parce que dafa nekk métier mu xaw a égoïste parce que
mën nga ci am loo bëgg am mais boo bewee rek da ngay daal di daan. alhamdulilah rabbil alamin kii mooy Mamour Ndiaye ma lay wax. ku ma jàppale sama carrière. Mamour Ndiaye nee naa la li ma gën a neex ci moom muy rigueur bëgg liggéey bëgg métier bi dara tricher tey feebar te du ko tere taxaw liggéey un grand mission sama ko mayee li ma gën a marqué ci moom mooy nekk naa bitim réew di liggéey mu woo ko téléphone ne ko grand man ko man dama bëgg nga ñaanal ma parce que je veux relever un défi sama patron libyen bi dafa am benn marché bu muy négocier boo xam ne bi chinois yi ñëwee dugg ci confection bi xool ma dañ ma xeeb en tant que africain jeune africain ñu xeeb ma en tant que chef d'atelier. fompal. waaw dindil veeri nga fomp rek booñ. waaw lii mooy xeltu moom waaw voilà mi ngi noonu. waaw mënu ma moo woo ko téléphone. ma ne ko ñaanal ma mënu ma bu ma la ñaanalee yàgg na yàlla sutura ma dimbali ma ba loolu moom gën a neex ci sama carrière mooy def lii keroog chinois yi dañ taxaw di xool bi ma paree échantillon bi ba livré ko ba liggéey bi ci délai bi suñu entreprise joxe woon keroog chinois yi dañ taxaw di ma xool ba naroon na jël engagement wo yóbbu ma feneen foo xam ne moo gënoon a kaay. est-ce que tey jii mën nañu wax ni fay nga Mamour Ndiaye fay nga ko. Mamour Ndiaye. man pour man. delloo nga ko njukkal. jàpp naa ni yàlla naa ko njukkal. ndax tuddee nga ko doom. même bu dul loolu sax. parce que lu may def man koy sóoraale. li nga def yaa ngi koy sóoraale. très bien tey jii sunu invité daf ma lancé woon défi nag parce que daf ma waxoon ni ma du jooy waaw c'est pas facile ñu jooyloo ko xeltu nag defe naa ni moom défi boobu la bañ ba tax na du ñuy ànd ak sunu waa régie sunu coordinatrice Maritou Guèye Bakar ak maanaam waa régie 1 ñu dem ci sunu deuxième élément am na keneen koo xam ni ndaw la xaleel la waaye maanaam mooy xol bi ñu dem dellu soit ci plateau bi. sama papa dafa baax chaque jour mu may dina jàkki dafa baax lu mu ko wax dafa ma koy defal sama papa dafa baax yépp la may defal. mu koy ñaanal mu dem màkk yàlla mu gudd fan mu am xaalis yu bari wala koy ñaanal lu mu bëgg ma defal ko may ko xaalis bu bari jëndal ko oto ak kër yépp laa koy defal. sama papa waaw sama xel lu mu ko wax la may defal chaque jour mu jëndal ma càkk lu ma ko wax la may defal lépp la may defal dafa baax mu may toppatoo lépp la may defal déedéet musuma dóor sama papa musuma dóor dafa baax dafa yaru mu may toppatoo duma dóor duma def dara dafa baax. sëñ Sidi xale bu am juróom benni at juróom ñaari at dem bay wax ni sama papa dafay yaru c'est touchant ban jàngat nga ci am ba pare am aussi tamit que yéene bu rëy ci yow tabaxal la kër yóbbu la màkk jëndal la oto. waaw kay dina leen di sant yàlla rek mais dama koy sante waajur yi dama koy sante samay waajur ak Mamour Ndiaye bi am lu ma def ci sama carrière man néew ma du ma dóor mais sama dóor gaaw parce que sama yaay daaw ma dóor sama waajur daaw ñu ma dóor dañ ma daan woo sëgg sama nopp wax ma li ñuy wax ma dem sama yoon. Mamour Ndiaye mii kuy weex maa la gën a weex kuy tàng moom maa la gën a tàng mais bu ma xoolee rek xam ne tey saa faar mu ne ma kaay wax ma li may wax ma génn dem si yoon ci yoon boobu laay te noonu lay dundee ak sama njaboot
parce que man jàpp nañ xale boo ko dóoree rek yaa ngi koy taraxal te dama am kenn du ko taraxal. très bien ñu dem ci troisième élément bi kii nag defe naa ni dëgg la sa yaay mi ngi dund ñu koy ziyaare sama yaay booy de passage di ko ñaan yàlla may ko gudd fan waaye yaay xam na la baay xam na la mag xam na la nijaay xam na la waaye ki la gën a xam mooy ki ngay dundal saa su nekk ñu ànd ak sunu réalisatrice mu jox nu sunu troisième et dernier élément. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di la sant si émission bi nga def waaw di la wax si Sidy ndax nit moom booy wax ci koo xam wala surtout muy sa borom kër loo si wax rek mën nañoo xëy na xir la wala da nga yóot lu la neex mais boo demee ba nga xam ni dëgg rek a tax Sidy dafay mooy sama borom kër mais ku am yërmande la ku xolam rafet du dara xale bu tuuti bu na ko yendal àll ku mu gis mun na def na lu morom oyof na te boo ko topp ci oyof bi yaakaar naa lu bari mun na la ci fekk laa biir na alalam da ko boole kenn am na yërmande loolu daal gis naa ko ci moom moo mën ko ci seedal te yàlla tax waaw loolu dëgg la ndax moom nag boo amee xaalis moom tant que poche bi am na tuuti jàmm day am mais bu xawee banque tuuti kenn du dégg mais nit boo nekkee ak moom rek yow yaa ko dul fekk topp ci loolu heure bu tàngee rek yow da ngay dal demee moom ba sedd ba wax loo bëggoon mais su ñëwee tàng rek nga ñëw fekk si kese bu yàggee du ngeen mën a dem mu ñëlante rek ak compréhension moo mën a dem wujju ragaluma ko ndax si kër wujje laa màggee fa laa yoroo ndax sama papa macha allah dafa amoon ay jabar ko xam góor wala xam ne ay jabar moom du ko kii moo tax ragaluma ko buy ñëw rek na ñëw jàmm ak salaam lekk moom macha allah xanaa mën naa ne lu mu ci bañ ba xawul bëri waaye nag ci jën moom bëgg na ko ci xolam ak lekk ba ñu suur kooku moom mooy premier ko moom boo bëggee ngeen jote rek foofu moom bu ngeen fa demee daa ngeen jote lekk ci ba ñu suur loolu da koy bañ waaye plat préféré nag moom mooy ceebu jën waaw lu ma koy ñaanal moom mooy yàlla may ko mu am ndax olof dafa ne kuy raam di la yóbbaale bu amee kenn du ko wax ndax moom bu amee tuuti adduna yëpp dañuy xam ne am na bu amee kër gi yëpp xale yi namp sax dañuy xam ne am na so loo xalaat da ngay toog lu ne la koy lu ne lay def lu ne lay jënd lu ne lay indi moo tax ma koy ñaanal yàlla rek yàlla may ko lu kawe njorteem ba mu mën ci suturaal boppam yàlla may ko lu mu bëgg ci xolam mu mën ci teral waajuram ak ay jabaram. Cheikh bi kii sa soxna la am soxna bu taxaw di am yenn xalaat yi ak yenn wax yi. sant yàlla rek Babacar xam nga jigéen buñ ko jëlee dénk la ko rek borom bi sax na la maanaam da ngay fexe sa compte laaj kattan ba la nga war la moo war nga dëkk matal maanaam muy jàmbaar nag moo tax parce que mi ngi ak métier mi ngi liggéeyam mais bu xoolee rek xam ni tey monsieur ça va pas rek bu parce que dama def te dama ko laaj mu doon lu ma neex nag mu dëkk ko sante di ko ci ñaanal yàlla dëgg yàlla wàcc na minuit wàcc na 1h du matin dem na déplacement fu nekk partout ci réew mi loolu lépp li ko waral pour soutenir ma rek. pare nga tey ji pour takk ñaareel. loolu mu ngi ci loxol yàlla yàlla rek a xam. ñeme nga takk ñaareel. ragal moom parce que moom ñaareel la woon. ñaareel la woon waaw mu nekk sama ñaareel. mais dafa ñëw am feemam. am ay dégagement am. est-ce que ñeme nga tey jii parce que jigéen ñi tamit bokk nu de est-ce que ñeme nga tey jii takk ñaareel. tele nga nekk nag xeltu nga nekk xamal li ngay wax. ma ni bu ko yàlla nammee ci sama jëb yi amul lu ma ci ragal parce que yàlla ko dogal. am na ñoo xam ne kenn leen takkal ñaareel. yàlla yor la Babacar. mais nen nu ceebu jën. ceebu jën nen nu mën nga ko lekk da nga koy añee da nga koy njogona ko da nga koy même sooy tëdd couché lu xale yi di wax couché tëdd ci kaw di balaa ngay tëdd nga kii ko dégg naa da nga koy dóor ceebu jën moom doo ko xëccoo kenn. xam nga lu tax àll bi ma ne woon la ceebu jën yomb ma woon daf ma jafe woon lool waaw moo tax moom amour di ceebu jën. wallahi macha allah tabarakalla li mu wax dëgg la ceeb rek laa bëgg. mooy sa plat préféré. waaw doo nga xëccoo kenn. numéro 1. numéro 1 waaw.
yow doo ko bokk ak kenn. ah ban si ceebu jën yi. bu xonq. bu ànd ak jaga wala lan. war na jaga kay. bu doomu ndar bi boobu moom beneen affaire la moom. beneen affaire waaw. waaw sëñ bi sa émission jeex na takk ñu lay gërëm di la sant di jéggalu aussi tamit que ci tour rangoñ yi parce que defe naa ni loolu bokk na ci li nga xam ne su ma ko dundoon ci xel sax am ñoo xam ne daan ma porter plainte alors léegi lan ngay tàggoo ñu tàggoo ko téléspectateur yi. dëgg yàlla Babacar maa ngi lay gërëm di la sant yow mi ma dalal ci plateau bi di gërëm samay waajur di gërëm sama soxna su baax si ak sama patron bi sama doom yi ak ñi seetaan émission bi yëpp toute la famille Waalo Waalo di ko dalee jëkk bërëng kër mu waa Rosso bàyyi ma kenn maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp parce que ñoom aussi tamit ñëpp ak may jàppale ku ci am sa ñaw wala ngay xalaat kenn mën ngay xalaat te bu leen neexoon nag ñu ne déedéet. jërëjëf. wax dëgg yàlla kontaan naa trop di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla. jërëjëf yàlla na émission bi barkeel. amiin incha allah amiin incha allah mbokk yi di leen gërëm di leen sant yéen tamit bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci seen émission xeltu ñetteelu numéro am ci maanaam saison 6 ñu àndoon nag ak waa régie ñu siy liggéey bu mucc ayib Mouhamed Ould Bakar mention spéciale nekk inject ci taxawaay bi ak assistance bi VTR Salma Naji régie Fatimetou Mint maanaam Mawlut nekk fële ci wàllu son Selem Bouha nekk réalisatrice su émission bi tey jii Sidi Mouhamed Ould Oumar nekkoon tey jii ci cadrage bi maanaam caméraman bi caméraman tournage àndoon nag ak Hout mi nga xam ne mooy ànd ak ñun ci terrain bi jëli éléments yi waaye également un très grand merci à kii nga xam ni tamit que mooy Alassane Ba ci wàllu maanaam montage bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp merci un grand merci à Lena Dieye ci wàllu portrait bi également aussi tamit que di gërëm di sant sunu coordinatrice bi nga xam ni chaque samedi mu bàyyi léppam ñëw ànd ak ñun Maretou Gueye ngir émission bi nekk émission bu mucc ayib di gërëm ñëpp di leen jox daje incha allah samedi bii ni ñëw ci seen émission xeltu ci beneen kàngam ci réewu Mauritanie yàlla jàmm ci biir mi yàlla muccal leen muccal nu di gën a ci géej xewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.